asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi ci altine tey ji ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak wàllu baccalauréat juróom benni junni ak juróomi téeméer ñi am baccalauréat dinañ leen orienté ci université publique yi ginnaaw bu nga xamante ni ñoom itamit bind nañu ba wax fan la ñu bëgg a dem am na commission bu nga xam ne taxawal nañ ko ngir saytu lépp lu jëm ci wàllu orientation ñooñi nga xam ne ay bachelier yu bees lañu leneen lañ ca toftal nag moo di ni képp ku bëgg ko la orienté sa demande war nga koo jébbal kilifa yi balaa fukki fan ci weeru novembre gën gaa sori. ci wàllu AIBD aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñaari téeméeri liggéeykat ya nag mer ba futt la nga xam ne moo ko waral moo di ni daal ñoom dañ leen a def lii du tuddee chômage technique maanaam ñu toogandi boobaak léegi nag ñeenti weer gisuñu seen payoor ba tax na daal ñoom am nañu lu leen naqari lool ñi ngi duut nag baaraamu tuuma ñi di waa Top Inter ak waa 2AS. fële ca Guinée ñu ngi ci élection tànn ki nga xam ni mooy njiital réew mi ginnaaw nag démb bi nga xamante ni élection yi jeex na ñu ngi xaar résultat yi ñenn ñi nag am ci yaakaar ni lépp dina tegu ci yoon waaye tamit dinañu dem fekk fa Alassane Samba Diop mu wax ñu situation bi naka la demee donte ñenn ñi am nañu yaakaar ñeneen ñi ñu ngi am tiitaangeek njàqare. ci wàllu yi tamit lii di tàngoor wi ndakaaru tàng jër thermomètre bi yéeg ba jéggi dayoo askan wi musuñoo dund tàngaay wu ni mel kenn ku nekk yaa ngi seet nooy serloo ak i tamit lan ngay jël ba tàngaay wi nga mën cee mucc li ci wérte wóor moo di ni daal waa Dakar tàngaay bi sonal na leen lool rawatina diggante démb ak tey. dañuy dem ba Guinée ca Conakry ñi ngi toog di xaarandi résultat yi loolee nag fi mu toll nii indi na njàqare ak yaakaar ci ñenn ñi Alassane Samba Diop ca Guinée moom la ñuy dem fekk ji mu wax ñu situation bi nan la fa demee ginnaaw bi nga xamante ni wote nañu démb di xaar lii di résultat yi Guinée fi mu toll nii ni ngi ni tekk di déglu Alassane Samba Diop. xibaar bi nga xamante ne xew na fii ca Guinée Conakry mooy sànq. ci ay boori 14h 15h Cellou Dalein Diallo mooy candidat UFDG dafa génne benn communiqué daf benn point de presse naanaam moom résultat yi mu yore PV yi mu yore wane na ko moom gagné na élection bi dès le premier tour maanaam foofu nag ci banlieue bi ñu ngi feetu di fecc di ree di waxtaan di fête victoire Cellou Dalein Diallo donc seen i waxu ko ci dara te élection yi xam nga ne démb la élection yi amoon moom Cellou Dalein Diallo dafa doon jongante ak kii di Alpha Condé ñu ngi xaar nag fii ak ay quelques heures xëy na CENI ou bien gouvernement kii di Guinée Conakry daañu génne communiqué ci loolu waaye fale daal ci Bambeto Koza mooy Hamdallaye ñu wax axe foofu xamante ne moom mooy banlieue bi nit ñaa ngi génn seen moto di fête victoire Cellou Dalein Diallo waaye fii nag ci centre ville bi dara yënguwu fi nit ñaa ngi continué def seen commerce di continué di jaay calme daal moo fi amagum CEDEAO nag génn nañ benn communiqué di rappeler daal élection yi war a am Afrique mooy fii ci Conakry fii ci fale ci Côte d'Ivoire fale ci Niger ak Ghana naan na ñoom waa CEDEAO élection yi am si jàmm ak salaam ñuy xaar nag fekki heure am réaction gouvernement bi ak réaction yi xamante ne ñoom ñoo officiel yi nekk fi observateurs yi xool li Cellou Dalein Diallo wax naka lañ koy gisee naka lañ koy faram-fàcce. jërëjëf Alassane Samba Diop suñu ndaw la ñu teewal foofee ca Conakry lépp lu xew ci élection yi di ngeen ko xam ci minutes yi nga xam ni moo ciy topp li nga xam ne moom la ñuy wax yi tamit moo di ni ko Alassane Samba Diop waxee Cellou Dalein Diallo ak i ñoñom ña ngay feetu di yuuxu ni ñoom ñoo gagné élection yi ci résultat yi nga xam ni jot naa génn ak ñoom bureau de vote yi nga xam ne yor nañu résultat yi daal jàpp nañu ni moom Cellou Dalein Diallo moom mooy falu ba tax na ña ngay feetu waaye nag ci geneen wet gi waa
gouvernement bi ak ñi ànd ak Alpha Condé ñi ngi ñaawlu li nga xam ni moom la Cellou Dalein Diallo di def ak i ñoñom ndaxte nee nañu fi mu toll ni benn résultat bu officiel génnagul kon kenn ci candidat yi warut a génn di wax ni moom moo gagné tant que ñii di seeni joxe guñu résultat yi dinañu topp wànneen fu muy mujjee kii gëtëm présidentielle Guinée yooyu sax ci la ñuy wax ñi nga xam ni ñoom ñoo ko seq dañu war a ànd ak dal loolu nag ki ko xamle moo di Mamadou Thior di journaliste li mu xamle nag moo di ni bu fekkee ni élection yi jaar na ci yoon ba nga xam ni kenn ci candidat yi gagné na wala bokk kii di Alpha Condé ñu gagné ko ci urne yi mu daal di koy nangu loolu yi nag mbir mu rëy lay doon ci dunu Afrique rawatina ci Afrique soowu dant Mamadou Thior ñu déglu ko ak Adama Sarr. bu ñu xamee fan la résultat yi jëm bu fekkee ne Alpha Condé ñàkk na jurisprudence bi dina fa gën a fës bu dee ñàkk na wote bi parce que loolu xam ngeen ne bu ñu jógee ci Guinée Côte d'Ivoire lañ jëm dina tax ba Alassane Dramane Ouattara bi nga xam ne fii mu nekk dafa teg nguur yi bakkanam mu xoolaat taxawaayam te mën na tax sax gëm naa ne mën na tax sax mu ñàkk élection yi moom itam foofu te loolu itam da di loo xam ne ci wàllu troisième mandat yi indi tolof tolof ci Afrique dafa jóg ñu teg ko fële maanaam ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo koy foog ne boo ko amulee daal mbala booy forcer pour am troisième mandat parce que boo xoolee problème yi moo ëpp yi nga xam ne moom lay saafara donc il faut ñu bàyyi ci xel bu dee Alpha Condé dafa gagné parce que loolu aussi lu mën a am la dina tax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo xalaatee noonu Alassane Ouattara bi nga xam ne moom moo ci topp ak kenn xamul ñu ngi wax Bénin bi nga xam ne defoon na ay jéego ci wàllu démocratie Bénin Patrice Talon jiite ko amaana dina tax ñooñu gën a xoolaat seen bopp maanaam gëm ne affaire bi tam mën na nekk donc boo xoolee ñaari wàll yi jurisprudence bi mu nga fa mais li ma gën a gëm mooy que ne ci wàllu defetu Alpha Condé dina tax ba amaana ci wàllu ñi nga xam ne affaire troisième mandat sax dañ koy xaw a xalaat ñu xoolaat seen taxawaay te dafa am solo. waaradu nag benn njàqare rek la ñu am mooy ñi nga xam ne ñoo di waa CENI yéex a déclarer résultat officiel yi nee na nag loolu mën naa jur ay tension ci diggante ñi ànd ak Alpha Condé ak ñi ànd ak Cellou Dalein Diallo ba tax na nag faw ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu wote yi daal di gaaw ci résultat yi joxe ko ci anam yu mu gën a gaawee Sidikh Niass mooy secrétaire général bu RADDHO ñu déglu ko. tuutaange moom am nañ si tuutaange ndax. li tax ñu xaw si tiit mooy xaar bi ñuy xaar mu yàgg ñu bañ a proclamer résultat ne boobaa day tax camp bu nekk day taxaw ne man maa gagné te ku nekk loolu bu ñu si yeggee rek day indi jaamarloo ci diggante camp yi diggante parti yi mooy ki nga xam ne ñoo faral ak Alpha Condé ak ñi nga xam ne ñoo faral ak Cellou Dalein Diallo ndax ñi ku ci nekk fu mu ne nii commencé nañ di wax ne ñoom ñoo gagné élection yi premier tour. ndax kenn ci ñoom en tout cas dañuy bëgg a gagné ci premier tour bi loolu indi na ay jaaxle ci sunu xel te ñi ngi ñaan daal ñu gën a ànd ak dal ñu xaar ba nga xam ne ñi nga xam ne war nañu proclamer résultat yi officiellement ñu def ko waaye ñoom tamit ñu gaaw ba ñu xaar bu yàgg bi mooy indi ay problème di indi ay jafe-jafe ci sunu réew ndax def élection wala xaaraat une semaine boobaa day indi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi ndax nekkuñu di jubbanteeg ñi nekkuñu di jalgati loolu yëpp day indi ay jiixi jaaxa bu ñu ko doon teel a voté daal teel a xam kan moo gañe dina wàññi tension dina wàññi jafe-jafe ci suñu réew yi loolu la ñuy ñaan di ñaanaat bu baax société guinéenne di ñaanaat bu baax citoyens yi ak parti politique yi ñu ànd ak dal xaar ba gis résultat officiel yi door a mun a bàkku. jëwriñ ji ñu dénk njàng mu kawe mi di Cheikh Oumar Anne mi ngi doon def xayma bac bi ak ñi nga xam ne am nañu ko ci atum ren mi téeméer boo jël daanaka juróom-ñaar fukk ya am nañu bac lu toll ci juróom-benn junni ak juróomi téeméeri bachelier yu bees yi nag dinañ leen orienté kenn ku ci nekk fa nga xam ni demandé nga ko ci université yi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi am na commission bu nga xam ne taxawal nañ ko ngir mu saytu lu ni mel ñi nga xam ne nag ñoo di candidat yi am nañu ba fii ba fukki fan ci weeru novembre ngir déposer seeni dossier ñu déglu Cheikh Oumar Anne ministre bi ñu dénk jàngale mu kawe mi ci micro Babacar Seck.
bacheliers yi ren ñi def série scientifique yi 20% lañu mooy que ñu ñoom bu ñu leen orienté ci université yi dina am ay place yu bëri yu des ci filière scientifique alors que bachelier littéraire il faut que ñu am taxawaay ak xarañ bu rëy bu nga xam ne ñu ngi koy xaar ci yéen pour que ñu mën leen orienter ñu wax ne dañ ci war a bàyyi xel pour que at yi di ñëw ñu xool nan lañ koy changer xam ngeen ni président de la république moom ak gouvernement bi dañoo jël décision que ku am bac ren 2020 boo bëggee jànge ci université publique yi nga wane ko ci système bi ñuy wax campus nga taxaw demandé ñu orienté la dañ la war a orienté loolu tax na tey commission bi tamit ñu wax leen que ne ñoom it dañoo war a bàyyi xel ci loolu daaw la ñu ko commencé ba ñu ko commencé daaw gouvernement bi am na ay nu mu jàppale woon secteur bi am nañu expérience bu ñu am mais dinañ ci mën a jàppale directeur d'office du bac tamit doon na joxe information mais dinañ ko ci boole gën a boole ci orientation yi loolu moo tax tey commission bi nga xam ne Babacar Mbow du conseiller technique ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation moo ko jiite teg leen fii di leen wax que Sénégal yëpp am na yaakaar ci ñoom te jox nañ leen tamit ne war nañu fii ak le 10 novembre 2020 permettre que ñu am bac yëpp mën a def seeni choix ci campus mbaa ci système bu nga xam ne yëpp ñoom moom lañu jàpp def ko. kuréel gi ëmb ñaari téeméeri liggéeykat yi nekk ca AIBD te ñu nekk ci chômage technique ñoom nag ña nga mer ba fut li ko waral moo di ne daal bañ leen ne toog leen ak léegi toll na ci 4 weer amuñu genn payoor nekk ci ay jafe-jafe am na nag conférence de presse bu ñu amaloon niki tey ak FRAPP France Dégage ni nga xam ne nag moom la ñu gis nee nañu daal li njiit njaaga Top Inter ak 2AS ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu bagage yi ñoom ñoo indi situation bu ni mel ba tax na daal ñi ngi wax ni faawu mbir mi ñu saafara ko Adama Sarr Moustapha Gaye ñoo fa teewoon. liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Top Inter di ab société buy yëngu ci wàllu manutention ak enregistrement de bagages ci aéroport international Blaise Diagne mer bu fut la ñu def ñoom nag daanaka 4 weer a ngi nii jotuñ seeni payoor. si jamono yi ñu toll ni tey Top Inter daf ñu doon chantage di bloquer di téye suñu salaire ak lépp loo xamante ne am nañ ko ci droit ci biir Top Inter mu téye ko di ñu ne ba ñu am ñoom lu ñu bëgg ñu door ñu fay suñu salaire te nga liggéey ba weer dee nga war la fay ñu ne la boo deful lii du la fay. bu weesoo ñàkkum salaire googule liggéeykat yooyu le sax dañ leen yóbbu ci chômage technique sans rémunération ñu jàpp nag ne li ni mel tegul ci yoon. pandémie bi ba mu ñëwee 2AS ci boppam mu jël employé am ne leen nañ toog seen kër ñun intérimaires yi ñoo doon def liggéey aéroport Blaise Diagne ñu liggéey daandu liggéey ba certain moment directeur 2AS ñu koy mu ngi tudd monsieur Askin Dimir mu naan ñun intérimaires yi nañu toog suñu kër mu delloo ci employé 2AS yi ñu dem toog suñu kër ñu am yaakaar ne peut-être ñun tam dañ ñu noppal parce que temps pandémie bi yëpp ñun ñoo doon liggéey mais kon dañ ñu doon yóbbu chômage technique bi nga xamante ne sans rémunération te xamuñu ko woon. Top Inter aussi di ñu gëmloo ni léegi ngeen dellu di ñu naan boo leen gisee ñu def leen loolu c'est parce que liggéey amul aéroport. jafe-jafe yooyu le nga xamee ne ñi liggéey ci Top Inter ñu ngi koy jànkoonteeg waa FRAPP France Dégage jàpp ne li ni mel lu doy waar la. manutentionnaire 2AS mun na fayeeku ba 300 à 400 000 francs par mois manutentionnaire Top Inter xëy na 150 000 francs est-ce que gis ngeen différence bi minimum 150 000 maximum 250 000 de différence même travail. Est-ce qu'il y a un ministre du travail au Sénégal parce que liggéeykat mais tey la gën a torox ci Sénégal et damay fàtte ne Samba Sy ministre du travail mu ngi bokk benn parti bu ñuy woowee parti de l'indépendance et du travail parti boo xam ne dafa ne moom parti communiste la maanaam liggéeykat daf ko fonk dañoo fullal ay liggéeykat et c'est au moment où nous avons un ministre du travail membre du parti de l'indépendance et du travail qui se réclame du communisme donc des travailleurs
jamono jooju la liggéeykat gën a torox Sénégal. liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Top Inter nekk ca aéroport international Blaise Diagne jamono ji nag nee nañ duñu seetaan ñu leen di rey te deewaguñu daañu def seen kéemtulaay kàttan ba jafe-jafe yi ñuy jànkoonteeg ñu am ci saafara. ndakaaru tàng jër niki fan yi thermomètre bi yéeg ba egg ci level bu nga xam ni kawe na lool ba tax na ñenn ci askan bi ku ne yaa ngi seet nooy serloo ak nooy féexloo la lii nag waa ndakaaru nga xam ne ñoom tàmm nañu péex fi mu toll nii am nañu njàqare ñii ngi yor uppukaay ñii di wut ventilateur ñii di wut climatiseur ñii di naan ci ndox mu sedd mi ñii di dem ca géej ga ba tax na daal fi mu toll nii tàngaay wi foo ko natt weesu na ko rax ci dolli yi tamit ndox nekk jafe-jafe Oumar Kane Pape Fall. dafa tàng moom ren moom dafa tàng tellement. 15 heures moo jot météo bi affiché 33 degré mu nekk tàngaay boo xam ni sonal na lool Dakar waay Fatima Sow moom du tàqali ko mukk ak parasoleil bi mu yor. damay moytu naaj bi ngir bañ a am bopp buy métti. génn ci naaj bu tàng bi baaxul moo tax même su may dem boutique ba sax damay mujjee jël parasol. si c'est à la boutique je porte ça je prends ça pour. moytu naaj bi ak parasoleil wala ak fulaar ñaari étudiante yi ñoom am nañ seen solution sol lu woyof ak couleur yu xaw a leer yóbbaale itam ak wantaay. très mal en tout cas. métti na torop naaj bi tàng na ba tax na dama mujjee rek daal di jënd uppukaay moo may dimbale tuuti. bon ça soulage mais ça marche pas. connaître les couleurs qu'il faut porter quand il fait chaud. ak tàngaay bi dañoo war a moytu sol yenn couleurs yi surtout yenn couleurs yu sombre yi moo tax ba ma sol lu weex lii te oyof. yenn saa yi tamit ma jël uppukaay wala ventilateur portable yi nga xam ne dañ koy jaay souvent ci mbedd mi. très souvent boubou mais pas des boubous noirs au fait des boubous blancs en fond clair. tàngaay gi moo dàq borom kër gi ci këram ci taatu garab bi lay féexlu muy xalaat facture am courant bi ñëw. waaw fu mu ne nii tàng na nag waaye du ñu wax tàng na trop parce que loolu dañuy jàpp ne ndogalu yàlla la moo chaleur bi aussi. am na lu muy def ci dëkk bi am na lu muy def ci gàncax bi am na lu muy def ci nit ñi donc duñu mën ne tàng na trop mais tàng na moo tax ñu nekk ci taatu garab yi parce que garab moo ko mën a régler ci biir dafa tàng ci biir tàng na gis nga jamono yi facture courant yi day yokku ndax climatiseurs yi ñu ngi daw ventilateurs yi ñu ngi daw mais même ça loolu réglé wul problème bi li réglé problème bi mooy ñu planter le maximum d'arbres nañu saxal ay garab ci dëkk bi ndax mu xaw a tane quoi parce que garab yi rek moo ci mun dara waaw. fii ak garab yooyu di sax ba am ker ñu naan ndox lu bari. ñu àddu jëmale ci wàllu politique xeex bu metti amoon ca permanence su parti démocratique sénégalais loolu yi nag ki nga xam ni moo di Toussaint Manga secrétaire général adjoint bi ñu dénk wàllu ndaw ñi di ko ñaawlu di wax ni nag parti bi dina ci jël ay matuwaay te képp ku nga xamante ni def nga ca maa nga jëf ca lu nga xamante ni deena weng parti bi dina ci jël ay dogal Toussaint Manga xam le ni tamit ngir am opposition bu dëgër buy jàkkaarloo ak président Macky Sall bu fekk ni nar na fee samp 3e mandat faaw ñu amal ko ba tax na moom li nga xam ni moom la gis mooy lëkkaloo PDS ak PASTEF loolu dina tax ba ñu gën a am doole moom moo nekkoon invité Tok Tok bu matinal mi ngi Maram Ndiaye. xiiroo ak ŋaayoo doon loo xam ne rek ràññee nañ ko ci biir parti démocratique sénégalais jamono ji nga xam ne rek ñu ngi doon amal seen njaayum carte sa la mbir ma xewe woon ba mu am ñoo xam ne rek am nañ ci ay gaañu-gaañu mu doon loo xam ni Toussaint Manga ma ngi koy ñaawlu moom mi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu ndaw ñi ci biir parti démocratique sénégalais jàpp na ni ay dogal yu am solo parti bi war na ko jël ngir dakkal lu nu mel. et à condamner. parti bi dina jël ay matukaayam yëpp nga xam ni lii doot ci mës a amati yaakaar nañ ni lii lu jaaduwul la waaye mën nañu wax ni crise moom amul ci biir PDS. ce qui s'est passé le vendredi mais il n'y a pas de crise. crise amul ci parti bi suñu sukkandikoo ci moom Toussaint Manga waaye it jàpp na ni parti bu Abdoulaye Wade bile bëgg-bëggam mooy dellusiwaat ci bopp nguur gi ci atub 2024 ngir yegg ci foofu nag jàpp na ni foofu rek ñu am ab kujje bu dëgër te loolu moom benn gis-gis képp la ci am
PDS ak Pastef bu Ousmane Sonko daal di booloo. Nul ne peut aller gagner les élections de façon isolée. kenn mënta gagné élection yi di dem ak moom kese mën nañoo wax ni dañoo war a xalaat bu baax ñu mën a jàpp mooy ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci autom politique bi xam nañ ni PDS lu mu bindoo ak Pastef tamit nuñ ko bindee mën nañoo dem ci benn opposition boo xam ne si dina dëgër lool ngir xeex ñu nekk ci nguur gi. Permettre d'avoir une opposition très forte au Sénégal. mbëbëtam boobu war a dox ci diggante PDS ak Pastef jàpp na ni mission bu njëkk suñ ko taxawlee mooy fexe rek ba ñetteelu candidature njiitu réew yu Macky Sall bañ a am te moom jàpp na ni sax Macky Sall yoon bii mu jël dafa namm samp ndëndam waaye duñ ko ci bàyyi. Je vous dis non seulement si. su demee élection yi sax dinañ ko dóor waaye sénégalais yi duñ bàyyi ba ñu egg foofu ñun dinañ takk suñu digg daal di jàkkaarloog moom su fekkee ni dinañ dem ci yeneen yëngutu yu mel ni élection. Même de déposer sa candidature pour un troisième mandat. laataa nag ñu yegg si 2024 moom député bi nekk sa assemblée nationale di Toussaint Manga jàpp na ni naataango mi nekk si kujje gi ñoom ñëpp dañoo war a defaraat seen taxawaay ndaxte ku nekk si kujje foofu rek ngay wanewu bu baax a baax. Toussaint Manga la ñuy desandil moom mi nga xam ni ndaw la ca pencum ndaw réew mi jàpp nañu nag penc moomee dañoo lajj lu jëm ci wàllu mbënn mi ak lu jëm ci wàllu lii di mbas mi li ko waral nag moo di ni ay mbir la yu nga xam ni ñoom daal dañu caa gëm daw ca seeni responsabilité te it càmbar gi nga xam ni sàkku nañ ko ngir ñu càmbar ko ñenn ci autorités yi yor fànn yooyu ñoom dañ caa ni tekkaaral maanaam dañ leen a sax yiir daal di leen làq fa yàq yeggul te loolu yi tamit bokk ci li nga xam ni mooy bëgg-bëgg askan wi Toussaint Manga ñu déglu ko ba tey ak Migi Maram Ndiaye. Pas été à la hauteur de sa mission. Pour des questions. Assemblée nationale bi daanaka mun naa wax ni liggéey bi nga xam ni moom la waroon defu ko ndaxte su coow lu mel ni coowal inondation wala coowal Covid-19 nekk fii ci biir Sénégal am na beneen taxawaay boo xam ni doon nañ ko xaar ci ñun. parce que lii dafa doon ay ponk yoo xam ni ponk yu am solo la ndaxte lu toll ci juróomi téeméeri milliards suñu koppar lañ ci def kon tey jii beneen taxawaay lañ waroon am mais du nii question bu ni mel ñu ni dañ ci taxaw ab mission parlementaire mission boo xam ni dañuy jël fukk ak juróomi député ñoom ñooy dem xool directeurs yi xool ministres yi daal di leen di déglu après ñëw indi benn rapport ni voilà juróomi téeméeri milliards fii la jaar loolu du dëgg du yoon lu waroon mooy ñu def ay débat yoo xam ni ministre dañuy ñëw fii jàkkaarloog télévision yi expliquer askan wi fan la ñu dugal koppar yi nga xam ni moom lañ leen dénkoon waaye loolu amul mu doon loo xam ni te man dama koy ñaawlu damaa jàpp ni suñuy responsabilité dañ ko bàyyi ci ginnaaw ñun en tant que député luñ doon xaar su ñun defuñu ko. Notre rôle en tout cas de député avec ces 13 législatures-là n'est pas accompli comme nous le souhaitons. ñu ubbi beneen fànn muy iRadio dal di am ñaari at moom mi nga xam ni fii ak feneen ma nga fa taxaw di leen jébbal xibaar yu mucc ayib dugg ci xolu askan wi waaye tamit fexe ba jël place am ci wàllu li nga xam ni moo di tas xibaar ci réewum Sénégal askan bi nag di rafetlu lool liggéey bi nga xam ni moom la waa iRadio di liggéey Aminata Ba Souleymane Mbengue reportage. ñaari xale yu góor yi ñu dajee ak ñoom ca Médina ñuy déglu iRadio ci seen téléphone portable ñoom nag jàpp nañ programme bi rajo bi tëral am na solo lool. ñaari ak nga am ay journalistes yoo xam ne mais vraiment journaliste man dama la se duñu journaliste parce que ñoom ay ndaanal si ndaanal yi la surtout. rajo bi man vraiment ça va parce que ñu ngi def ay débat politique lu xew actualité journal en wolof bi macha allah en français macha allah parce que ñu koy def ay borom yi bopp ay kàngam ñoom ñoo koy def. ñaari at ci iRadio mais soo xoolee taxawaayu iRadio ak journalistes yi ko téye nga xamante ne ay journalistes yu am expérience lañu même su fekkee jeune lañu mais ils font partie ci bokk nañu ci journalistes yu gën a xarañ ci seen génération donc iRadio mënul def leneen lu dul am dem kanam rek. donc émission politique yi laay ëpp lu may suivre. lu ni mel itam la dawalkatu taxi bi daal di gis moom mi nga xamante ni saa su ne mu ngi jàpp 90.3. rajo rek moom lay déglu vraiment parce que day rajo boo xamante ni bii dañuy jàppale ñun taximaan yi parce que man léegi damay jóge fii Dakar ba Touba iRadio rek laay am. programme bi jaar yoon lool journal bi macha allah journal bi moom mu koy teg ci yoon. maanaam duñu wax lu ñu xamul daal lu ñu. ñoom ñaax ñii di safoo iRadio ñu ngi koy sàkku ngir mu gën a ñoŋal ay programme am. comme lu bees la
da nga siy yokk mais bu si wàññi dara bés bu yàlla defee ba rajo bi dem 10 ans nag léegi yow nga segg fu ñu dégg information nañ ci yokk bañ a wàññi dara luy soog a judd la. loo xamante ni ci politique dama gis ni nit ñu xam ñu xam ci politique rek ñoom la ñuy interroger souvent foog nga nekk une personnalité pour ñu inviter la lii mais aussi dafa am compétence yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi yoo xamante ni kenn xamu leen wante aussi am nañu compétence professionnelle boo xamante ni war nañu mun a joxe seen avis ci politique. iRadio biñ ko taxawalee ak léegi daal di am ñaari at niki fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre atum 2020 rajo bi ñu duppi fii ak fu ne daal di indi lu yees ci wàllu tas xibaar fii ci Sénégal ci ab diir bu gàtt biñ ko taxawalee ak léegi. iRadio ñaari at rek mu def liggéey bu mucc ayib ba askat bi kontaan ci ni ko góoru taximan googu waxee buy génn ndakaaru rek moom iRadio rek lay am mooy li ma Assane Top doon wax naan boo xësee ba egg jam ñaajo fa la coow li yam boo ko weesoo iRadio rek ngay dégg ci anam yu leer dañuy daal di ñëw ci wàllu lii di Covid 19 ak tolluwaayam mbas mi tey ji nag ci juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti cas yu nga xamante ni testé nañ leen ñi ci ñëw am doomu jàngoro bi toll nañu ci fukk ak ñeent ñett yi ay cas contact suivi lañu juróom-ñaar yi ay cas importé yu jóge bitim réew ñëw ca aéroport international Blaise Diagne am na ñeenti cas communautaire am na nag juróom yu nga xamante ni nii ña nga nekk ca Sowétas ñaari nit ñàkk ci seen bakkan limub ñi ci ñàkk seen bakkan bi mbas mi ñëweek léegi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent am na yi tamit juróom fukk ak benn yu nga xam ni wér nañu ba ñibbi seeni kër mu mel ni mbas mi ngi wàññeeku bu baax waaye nit ñi nañu gën a farlu ci geste barrière yi ak takk masque yeeg lu ni mel ngir ñu jële ko fi ba delluwaat ci suñuy activité ci wàllu yi tamit tiis ak naqar bu dal ci communauté Layène ni ki démb ak tey mu mel ni que daal lu métti dal na fa ndaxte ñetti doomu xalifa bi ñoom ñoo fa ñàkk seen bakkan Malick Thiaw Laye ca Cambérène moom itamit démb la ñàkk bakkanam ca Bargny naka noonu Aïta Sène Thiaw Laye bañ ko waxee mbir mi moom itamit mu daal di fay doxe ñàkk bakkanam moom nag di taaw ci xalifa général bi ñu jóge ci yi tamit Khady Laye di doom ci xalif bi di rakk yi tamit ci Malick Thiaw Laye daal di ñàkk bakkanam mu mel ni que daal mbir mi tar na lool métti na lool dal ci communauté Layène ñuy jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan di jël njaal mi ci turu E-Media ak ci turu direction générale bi di ko teg ci loxo xalifa bi mu jàllale ko ci taalibe yëpp ñi fi dëddu yàlla na leen Seydina Issa Rohou Laye teeru ca àjjanay Firdawsiya bu dee saa ñu ubbi weneen xët jëmale ko ci tàggat yaram. Pape Malick Diaw la ñuy daal di dalal daal di ubbi xët wi ñu jagleel tàggat yaram Pape Malick mu mel ni que ci wàllu club sénégalais yi ñoom nag ñi ngi waajal lii di reprise du championnat 2020-2021 ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Malick Thiandoum di nuyu téléspectateur ITV comme ni nga ko waxee kon li nga xam ne moo di championnat local bi moom la ñuy waajandil moo loolee waral ni ki tey jii ñu tànn ki nga xam ne moo di Stade de Mbour ndax ki nga xam ne moo di président am di Abdoulaye Gueye doxantu si woon fii ni ki tey file ci iRadio ak ITV loolee waral ñu waxtaan d'abord ci li jëm ci li nga xam ne moo di tàmbali saison gi ndax moom Abdoulaye Gueye bokk na ci li nga xam ne moo di administrateur Ligue sénégalaise de football professionnel maanaam LSFP gannaaw ba nga xam ne moo di président Stade de Mbour waxtaan ci li nga xam ne moo di wàccaayu club bi waaye it ci rumeur yi nga xam ne moo doxoon ci clubam ak payooru joueurs yi ndax ñu bëri ñu ngi doon wax ne li nga xam ne moo di joueurs yi mel na ni benn weeru payoor la ñu daal di jotugum loolu la waral mu indil ñu ci ay leeral niki tey ci micro ITV. sant yàlla déjà di ñaan yàlla aussi mbas mi nga xam ne moo tardé loon football bi tax activité yëpp bloqué woon gaaw fi gën a jóge ba ñu mën a recommencer normalement ci loolu aussi je pense que fédération bi ak ligue bi jëloon nañ ci ay mesures waxoon ne saison bi dina ubbi le 31 octobre la saison le championnat allait effectivement démarrer le 2 janvier ci loolu lañ tënku léegi ñu ngi liggéey jublu ci loolu je pense que équipe bi nga préparé wu donc Stade de Mbour rëccu ci ñu ngi préparé wu bu baax ak ki nga xam ne moom lañ ko dénk actuellement pour mu assurer cette phase de transition là nga xam ne aussi dañu jublu ci assemblée générale donc muy Pape Seck directeur sportif bi fi nekkoon
donc mi ngi ciy liggéey bu rafet bu mucc ayib donc ñu ngi koy surveiller ak équipe bi yëpp je pense que ci loolu lañ toll actuellement. waaye fi ñuy wax ni tembe je pense que problème mu salaire moom weesu nañ ko ñu ngi ci problème mu préparation assemblée générale bi ak préparation saison bii ñëw ndax li ñu waroon def ak li ñu diggante woon ak joueurs yi en tout cas je pense 90% yi réglé nañ ko donc peut-être y a quelques détails rek yu ci des mais en tout cas problème mu salaire moom entre le stade de Mbour fi nekk nii. Sénégal di waajal Italie ña nga ca ñeenteelu wërngëlu raw gàddu gi mu mel ni que nag Calcio wuyoo na turam ndax mbir ma neexoon na lool ñeenteelu journée boobu. mbir ma neexoon na loolu foofee ca Italie comme ni nga ko waxee ñeenteelu ayu bés bi lañ doon amal ni ki démb te tey jii sax lañ koy daal di tëjandi loolu la waral bëccëg bu am solo la ñu amal ci Italie ndax lu toll ci 41 buts jot nañu ko fa dugal foofule ca Serie A muy lu raar ci li nga xam ne moo di Calcio boobule ngir indi ci ay leeral dañ ciy ànd ak ndaw la ñu fa teewal di Abdoulaye Diouf Baar. ñu dikkal leen 4e journée de Serie A du Calcio italien. Après trêve internationale bi ak première journée Ligue des champions bii ñuy bëgg a dégmal ak sénégalais yi ak derby de la Madonnina ñu commencé par Naples de Kalidou Koulibaly. Naples gagné na Atalanta Bergame 4-1 ak premier but wu nigérian bi ñuy wax Osimhen te mu nekkoon Lille. D'ailleurs Naples avec l'absence de Insigne Kalidou Koulibaly mooy capitaine bi. fii dëkk bi ñuy wax Gênes Sampdoria avec Keita Baldé bi nga xam ne keroog la commencé dafa dóor la sur 3-0 match bi mu ñëw ko joué ci benn stade bu ñuy woowee Luigi Ferraris ci Marassi. Bologne bu Pape Ibrahima Mbaye Sassuolo da ko fekki dóor ko 4-3 loolu la ñu doon wax derby Emiliana ndax ñoo bokk même région Pape Ibrahima Mbaye sax d'ailleurs ci match boobu dugg na wante Sassuolo moo mujj gagné. Milan AC ci derby de la Madonnina muy ñaari équipe yu ñëw dëkk Milan AC dafa dóor Inter de Milan 2-1 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic kon Zlatan moo dugal 2 buts. Côté Udine on a noté aussi l'absence de Mamadou Koulibaly du côté d'Udinese bi nga xam ne dafa gagné Parme au Dacia Arena 3-2. Cristiano Ronaldo journée bi footballul bi Juventus demee Crotone dafa 1-1 ndax Cristiano Ronaldo dañ ko testé mu positif au Covid-19. classement bi nii daal lañ ci mën a wax Milan AC moo nekk ci bopp bi pour l'instant jërëjëf loolu lañ leen amoon lu ñu leen jottali ci football italien. di ko jaajëfal bu baax moom Abdoulaye Diouf Baar foofee ca Italie ak information yooyu lee ca Serie A di wax ni boobule bëccëg sax di ñeenteel gi ni ki tey jilee lañ koy daal di tëjandi ci diggante ki nga xam ne moo di Verona ak Genoa foofee ca Stadio Marc Antonio Bentegodi tey jamono ji ñu wax ak yéen ñoom ñaar ñi la ñaari équipe yi ñu ngi témbugum kenn jotagula dugal ci première période bi la ñu nekk gum Malick Thiandoum. mu mel ni que fi mu toll nii nag sénégalais yi seen yaram tàng na lool ci championnat yooyu ñu ràññee ci Europe ñu gën ci ràññee yi tamit Sadio Mané ginnaaw bi ko corona tëralee bu mu wér daa mel ni gaynde gi daa gën a ràkkaaju. dafa gën a ràkkaaju comme ni nga ko waxee gannaaw ba mu dellusee ak feebar boobule di coronavirus loolu la waral mu boot bu baax a baax équipe bu Liverpool bile ci derby de la Marseille comme ni ñu koy woowee ci diggante Liverpool ak Everton ci beneen boor bi ñu jàpp ne Habib Diallo moom mi nga xam ne it dafa daal di jógee Metz dem ca Strasbourg moom wane na boppam ci matcham ba njëkk ndax dafay daal di dugal but ci diggante Strasbourg ak Lyon même bu fekkee ne ab défaite lañ fa daal di jëlee Kalidou Koulibaly moom di gën a wanewaat xarañteem foofee ca Napoli. Salif Sané jot li nga xam ne moo di poñom bu njëkk ca Bundesliga gannaaw témboo gu ñu amadi kii di Crépin Diatta moom it wane na boppam gannaaw but bi mu dugal naka noonu ki nga xam ne moo di Franck Kanoté Opanguet wala Pape Ibnou Ba moom it mel na ni yëngal nañ jaax yi foofee ca Europe loolu lépp dañ ciy ànd ak Cheikh Diop. réewum France la ñuy dooree jaloore gendey Sénégal yi
Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain dañoo daan yu yaatu niim 4-0. Gana sax jongante na match bi yëpp jongante bu njëkk la amal ci équipe bu yees bi moom Habib Diallo dugal na bitam bu njëkk ak Strasbourg donte na sax dañoo nërmelu seen digganteek Olympique Lyonnais 2-2 bi Nguro Camara moo nekkoon ci camp yi. am na beneen doomi Sénégal boo xam ne wane na boppam ci ayubés bii moom mooy Opa Nguet moom mi nga xam ne moo wuutu Ibrahima Niane ba mu amee ay gaañu joueur Sénégal bi dugal na ci passe boo xam ne Mamadou Lamine Gueye moo ko jox. Metz ak Angers dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn bit Sada Thioub sax dugg na ci ñaareelu pàcc bi. Bordeaux buy suuf sabali moom dafa nërmelu ci seen digganteek Marseille 3-1. Reims bu Boulaye Dia lu ni mel la def ci seen digganteek Lorient. ci deuxième division bi Niort moom dafa daan Caen daan yu yaatu 3-0 ak benn bi boo xam ne Pape Ibnou Ba moo ko dugal. Angleterre la ñu wutali foofee ndam demul ndam dikkul ci diggante Liverpool ak Everton ci derby bu am solo bi doon am ci ay bés bii. Sadio Mané sax jongante bu am solo ndax moo dugal bit bu njëkk bu équipe bi. gannaaw ba mu daanee coronavirus ba noppi Sadio Mané sax naroon naa amal ab passe décisive bu ñu lànkul woon bit bi nga xamante ne Jordan Henderson dugal na ko. Cheikhou Kouyaté moom Crystal Palace dañoo témboo ak waa Brighton ku nekk sa morom benn bit nga ko dugal. bu ñu jógee Angleterre dañuy wutali Italie foofee Kalidou Koulibaly ak Napoli ñoo am ndam ci choc bi nga xamante ne amoon na ci ay bés bii ci seen digganteeg Atalanta bu Bergame 4-1. jonganteem bu njëkk ak Sampdoria bu Jeune Keita Diao Baldé bokk na ci ndam lu yaatu li équipe bi am ci seen digganteeg Lazio 3-0. Allemagne foofee Salif Sané ñu teg ko ci défense bi Schalke am na point bu njëkk ci championnat bi ñu nekk ñu ngi ko am sax ci seen tembo ak Union Berlin ku nekk dugal sa morom benn bit. Belgique la ñuy dem pour jeexal foofee Club Brugge dafa tembo ak Standard de Liège ku nekk dugal sa morom benn bit. Crépin Diatta sax moo dugal bitu équipe bi. Cercle Brugge mu Franck Kanouté moom dafa daan yu yaatu la Gantoise 7-2. milieu terrain bu Sénégal bi di Franck Kanouté sax moo dugal bit bu njëkk bi. coupe bi ci nopp yu rëy yi muy Ligue des champions fas yéene dellusiwaat ñu ciy xaar jongante yu tar diggante Paris Saint-Germain ak Manchester United suba lay doon mu mel ni que waa Paris dina am jour yu mag yu ca dul bokk. dina am jour yu mag yu ci dul bokk comme ni nga ko waxee kon Ligue des champions di dellu si foofee ca Europe te ni ki ëllëg daañu tàmbali ak ñeenti groupe ñu tàmbalee ko ca groupe E nga xam ne choc bu njëkk bi fa lay daal di amee ci diggante Chelsea ak Séville beneen match bay dox ci groupe boobu dina dox ci diggante Rennes ak Krasnodar buñ ca noppee teg ca groupe F nga xam ne Zenit moom day daal di dajeek Bruges ñaareelu choc bu bëccëg bu njëkk bi day daal di dajal ki nga xam ne moo di Lazio ak ki nga xam ne moo di Dortmund ca groupe G Dynamo Kiev moom Juventus bi Cristiano Ronaldo lay daal di dajel ak Barcelone bu Messi mi nga xam ne Ferencváros benn club nekk ca Hongrie ñoom la ñuy daal di dajel waaye comme ni nga ko waxee Malicoon ca groupe H ñu jàpp ne choc bu rëy bi fa lay daal di nekk ndax gannaaw Leipzig Istanbul ki nga xam ne moo di Paris Saint-Germain bu Neymar moom day daal di daje ak ki nga xam ne moo di Manchester United waaye ñu jàpp ne rek ci choc boobu mel ne ni ñaari punkal ci équipe yooyu lee duñ ca joué lu ci mel ni Cavani mi nga xam ne moom benn entraînement rek la amagum ak ki nga xam ne moo di Manchester United waaye ci booru Paris Saint-Germain ñu jàpp ne kii di Marco Verratti moom gannaaw examen yi mu amal ak blessure gi mu am foofee ca sélection am ca Italie mel ne day daal di ñàkk wala boog day daal di manqué match boobule ndax day daal di toog 3 semaines yoo xam ne du dugg ci terrain bi ci noonu gannaaw match United boobule dina manqué it match Dijon ak Nantes ak Istanbul yi nga xam ne moom lay xaar ci diggante Paris Saint-Germain kon Malick Thiandoum mel na ni loolu moo gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram gi. jërëjëf Pape Malick Diaw noonu la ñuy ndar keppe xibaaru tey yi di jaajëfal ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi soxna Ramatoulaye lay Maxtaar ñu lay jaale ñi nga xam ni ay doomu sëriñ bi lañu te ñàkk ci seen bakkan ñu koy jaale communauté Layène bi yëpp di ko teg ci loxo xalifa bi waaye tamit ñuy jaajëfal Ousseynou Ndiaye ak Moustapha Gabar Diop ñoom ñu fexe ba lépp yéwén ñu daal di delloo lenge yi Xalifa Jaxate ci geneen wàll ga jàngeen jëf